Ndakaaru day fas na yéene soppi jikko dana soppi tur am déet Dakar Times ne ma xam en tout cas Ndakaaru seenu dem ak dikk day dina gën a yomb yéene kaay bi ne ma train express régional dikk na Tribune yéene kaay daal di may xamal ne tey jii la ñuy inauguré train express régional bi te président Macky Sall day moo koy def Sud Quotidien daal di ne ma xaar baa yàgg nag waaye xaar bi lu mu yàgg train bi ñëw na critique yéene kaay daal di may xamal ne sénégalais yi kay mujj nañoo gis nag teer bi ndax nag yàgg teer bi daw na laas yéene kaay daal di may xamal ne moom train express régional daal dinay taxaw nag ci raayam Sénégal daal di jubaat jubbantiku ndax lan teer bi daal dinay daw laas daal di may xamal ne Mansour Faye yokku na ca ne fukki fan ak juróom sénégalais yi mën nañoo jël teer bi te duñu fay dërëm l'exclusive yéene kaay ne ma président Macky Sall kay jamono ji nag dëgg mi ngi ci liggéey bi projet la boo xam ne bu mag la ñu wax ko te faatu mbaate dund train express régional rëy na daw na gaa yaa ngi doon laam-laamee nag akum ndawam Ousmane Sonko moom bokkoon na ci ñi koy njëkk laam-laamee l'évidence yéene kaay mel ni kuy dox dëgg Ousmane Sonko daal di xam ne ni train bi day daanu ko inauguré waaye nag ak ndawam sénégalais yi di ci fay di dem ak di dikk yàlla la wóoragum l'évidence yéene kaay daal di may xamal ne train bi bés buñ ko inauguré daal di koy essayé fukki fan ak juróom dañ koy ndar keppaat te ràpp kay ndax noppeegul ouverture fermeture lay am direct news daal di ma ay chantage moo ca am de ndax nag entreprise française yi ñoo bëgg santé looyu Sénégal yi ñoom ca projet exploitation terre bi la ñu bokkoon dem nañ nag ba daal di xamle ni terre bi mënta daw ci fin d'année bii bëgg ngeen ko yàkkam ci loolu waaye mënta nekk ndax nag certification ya war moom la train express régional bi amul direct news daal di may xamal ne autorité yu Sénégal yi naka la leen nasaraan si wax loolu ñu daal di koy dàq ne leen décembre bii terre bi dina daw ci nii mbaa ci naa ndax nag ñoom société yooyee laataa ñuy jébbale certification yi war dañoo bëgg Sénégal jébbal leen ay milliards yu sakkan lool direct news ne ma Sénégal dafa lànk loolee ndax xam ne nag mbir mi ay chantage la gën a nuru ñu lànk ne ci nii mbaa ci naa terre bi moom décembre bi dina daw tribune ne ma xanaa déggoo terre bi kay moom day daw tey lañ koy inauguré l'évidence yéene kaay ne ma dañ koy inauguré tëjaat ko na leer Sud Quotidien ne ma train express régional bii bu ca ñeen ñi bëggee it ña ca mer am ca métit jële tey jafe-jafe moo ëpp yéene kaay bi daal di may xamal ne xaar bi yàgg na lool waaye ña seen yaakaar yanki ko ci terre bi moo ëpp ña ñu waroon ndàmp ba tey ji jeexagul des na pont ak tunnel yeen fa daal di defar askan wi mënuñu koo dékku yëpp adapté wul ak suñu dund ñun Sénégal ñett ci quartier ci Caaroy terre bi daal dina leen di yóbbu barzaq tàbbal na leen géej kay amatuñu Sud Quotidien xamal ma ne juróom ci entreprise yu réewum Sénégal daal dinañ ciy dugal seenu loxo lu toll ci juróom ñetti junni ak juróomi téeméer ciy liggéey katu Sénégal dugal seen loxo ci terre bi cey terre bi train express régional suusu aane ma neel cey ñu nag nasaraan si juróom ñetti téeméer ciy liggéeykat yi dàq nañ leen ci plateforme ba nga xam ne ñoo nekk ca mool 8 ci port bi lu toll ci junni boo moytul fii ak juróom benn weer yéene kaay bi ne ma daañu ñàkk seenu liggéey ndax lan leen doon liggéeyloo moo noppi daanaka yéene kaay bi ne ma bu nguur gi kontaanee ci jot gi mu bëgg a jot pétrole beeg gaz bi am nay liggéeykatu Sénégal yoo xam ne daañ ci ñàkk seen liggéey Tribune yéene kaay ne ma fii ci Sénégal waxub ngóor jigéen lañ fi wax bëgg koo criminaliser le quotidien ne ma Benno Bokk Yaakaar ànduñu ci criminaliser boobee ndax xamle nañu ba Sénégal sosoo ak tey dañoo mës a aaye mbiru góor jigéen te am nag loi boo xam ni moo ko fi aaye am daan yu ñuy teg képp koo xam ni fekk nañ la ngay sëy ak sa moroomu góor mbaa sa moroomu jigéen ay meru ñing ne loi biñ fi bëgg andiwaat lu dul politique taxu koo jóg Aliou Souaré ci le quotidien ba tey ne loi bi ñuy waxtaane prévoirul délit homosexualité maanaam njëf la sëy wa lay daan waaye nekkub ngóor jigéen ci réew mi di ko doxee ñëpp teg ki seenu gët boobule loi dàqu ko te loolu la ñu bëgg Tribune yéene kaay ne ma yéenay wax ba mar rek nopp waaye réewum Sénégal gii loi bi fii criminaliser góor jigéen bu fi jàllee nga xam ne yàllaa ca jàpp yéene kaay bi dee média bi xam le ni loi ba day déposé nañ ko ci assemblée nationale leer na waaye boo moytuwul ca table ya lay teg ba fa poussière ak maxe kenn du ko mës a wote ci réew mi grand parti ne ñun de suñu député fas nañu yéene wote bépp loi boo xam ne dina criminaliser góor jigéen Tribune yéene kaay ne ko xanaa déggoo ma nguur gi ci boppam moo nekk ci guddi gu bët setagul ci boobule loi ñay dugal koppar gi ci réew mi ñoo ko xoj tiim ko yem ko fu ko yàlla yemul ci it mu bañ a wote lu loi bii ndax bu ko defee la doon niinal ceebam dootul duggadi ci réew mi waaye waxtu woowu nguur gi mi ngi jàkkaarloog askan woo xam ne ña nga gàddu seeni kuuri roof 24 heures yéene kaay daal di may xamal ne Sénégal la ko teree nelaw jamono ji dafa bari lool ndax itam gouvernance Macky Sall mii càccu koppar gi bari na ci ba jéggi dayo Macky Sall nag demam war naa gën a rafet lii Tribune daal di ne ma mi ngi bëgg ñaaw de te buñ ko seetaanee ñaaw lay mujjee xoolal ma rek IPRES ak liggéeykat yi jafe-jafe yu metti la ñuy dund saa si ba tey suñu mag ñi mënuñoo jot seeni pension muy lu metti ba jéggi dayo ay assise la ñuy sàkku ngir jooyanti IPRES teggil mag ñi jafe-jafe yi Tribune yéene kaay ne ma mbaadu mambay ñaa ay jafe-jafeem da koy bëgg dëddu lu ci mënti am daal xol baa ngay bëx-bëx yi ndax nag ñaar ñu am doole ñoo ko jàppale si mu di Babacar Mbacke mu kabaroo ci stade Marius Ndiaye la ñu woo seenu nit xam le ni fas nañu yéene
jàppale coalition Sénégal 2035 ngir nag mu gañe maire bu Ndakaar bi Mame Mbaye Niang gën a xoggali mbagg yaakaar ndam ci Ndakaaru xamle ba tey ni programme am fa mu nekkoon jugu fa juróom-ñeenti poñ yu mag la fas yéenee joyantee Ndakaaru te jàpp na nit programme am boobee ci la Abdoulaye Diouf Sarr sukkandiku ngir taxawal programme am bii di Dakar émergent laas ne ma nga daaneel ak man ma xibaar la ni ku ëpp fit jëwriñu Baye Fall yi amul wala ban ko joxoon ngir mu dem siyaare Serigne Mountakha dafa daggate ay feuille blanche ba mu méngoo ki billet mu tàbbal ko ci biir jël xaalis ba ni fuf yéen kaay bi dama bu leen fàtte yi téeméeri kaa am nañ ko ci week-end bii ci coronavirus man ma leen di fàttali ni mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jàmm coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat. Mantoulaye Thioub Ndoye jërëjëf mbokk yi lii moo fi gënoon a fës soxal matinal bi Yacine li ci yéenekaay moo ko jeexal ñu jébbalaat la kàddu gi. aywa Mouhamed ñu daal di wàcc ci tali bi dama xam dem ak dëkk bi fu mu toll la. léegi train express régional dina andiwaat beneen coow jëm ci njëg li ndax ñu ngi ko xayma ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukk wala sax juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukk milliards ci sunu koppar mais ni kon ñenn ñi jàpp ni junni ci ay milliards la TER bi di jar kenn du xam ana ban chiffre ci lu mën a tënku jëm ci wàllu woowee ñu teewlu ci Alassane Balde. Enfin, le TER est en marche, lancé le 14 décembre. ay la yéwén TER bi mu ngay tàmbalee dox gannaaw bi ñu ko lancé fukki fan ak ñeent ci weeru décembre ci atum 2016 jaare ko ci njiiti réew mi Macky Sall moom mi xamlew ni sax ci bés boobee lii di TER bi daañu ko dalloo janvier 2019 mu mel ni loolee mujj da antu ndax nag accusé na retard lu toll ci ñaari at ñu jàppoon ko atum 2018 noonee nag ci daax ko ba 2019 gannaaw ba lañ ko jàppaat avril 2020 mujjantal ba ñu daax ko premier semestre 2021 mu mel ni TER bi demoon na sax ba jural jafe-jafe bu rëy kii di njiiti réew mi Macky Sall ndax kàddu yuñ ci njëkkati te ñu jàpp sax bile projet la defoon projet phare ñeel programme bii di PSE gannaaw coolelee bokk na ci beneen coow bi nga xamante ni judd na jëm ci TER bi nag mu di koppar yi nga xamante ni moom lañ fa dugal ca njëlbeen ñu jàppoon diggante 250 jàpp 350 milliards mu mel nag koppar yooyu la daa ful dem ba jéggi 500 milliards de francs CFA officiellement ñuy xamante ni lu toll ci 780 milliards lañ ci dugal ci suñuy koppar teewul nag ba tey yenn ci ay kaddu nag di jib ne xam ne nañ lu ëpp junni milliards la dikkee lii di contribuable sénégalais bi ak ndorteel bi ñu jàpp niki tey ci ngoon nag njiitu réew mi moo nar a noqi jëm nag ci boobule TER jàpp nañ nit dina tax débek dikk bi gën a yemambaay lu toll ci junni doomu aadama yi nga xamante ñu ngi baw banlieue wutali Dakar ngir liggéey te njëg li ñu ngi koy xayma diggante téeméer jàpp ñaar téeméer ak juróom ci suñuy koppar. Alassane Balde jërëjëf ci jamono jooje sax collectif national impact yu TER yi dañoo bëggoon amal ak doxu ñaxtu ci bésub inauguration bi waaye bàyyi nanu ko te fas yéene wuy ji wooteeg njiitu réew mi ci boobu lekk invitation gi ñu bëgg a dalloo train express régional bi waaye terewul ñu ngi fu koy fàttali ne am nañu jafe-jafe ci wàllug payor gi ndax am na ba léegi ñu ci jotagul seen i koppar ak surtout li ñu leen waroon a gunge jëm ci wàllug social ak surtout aménagement waaye itam wàllu viabilisation jëm seen site de recasement yooyee nga xam ne fa lañ leen yóbboon ginnaaw bu ñu leen tuxalee collectif bi nag ñu ngi doon am ak janok way taskatu xibaar yi ci dibéer gi lee ñu teewlu ci ki àddu yox seen kàddu di Makodou Fall mooy président ba ak nanga ko bakkee ko vraiment nit ñi kontaanuñu tey ji boo déggee suñu réunion base bi lu ëpp ci nit ñi li ñu wax mooy ni nañ dem fekkee inauguration bi su suñu invitation bi nañ ko répondre ñoom ñëpp ku ci nekk ne vraiment demoon nañ ci site bi mais gis nañ ni commencé nañ di aménager site bi te li ñu gis daal vraiment doy na leen ci site bi mais li ñuy ñaan rek mooy mu am suivi mu bañ a taxaw donc ñu accélérer ko pour mu bañ a taxaw muy surtout Lac Rose bi les 40 hectares de Lac Rose. L'autre problème mooy il a été question à ce que tamit ñu prononcé wu par rapport au restant du paiement des chèques de vulnérabilité ak les pertes locatives les pertes de revenus locatifs loolu yëpp c'est des doléances ba nga xam ni ba léegi en vue kenn faju ko mais le gouverneur wax nañu ni keroog ba dem si guddi nee na naa ko di yónnee ma message nee na loolu dina ko traiter avec le DG de l'APIX. mi ngi noonu kon Birame ginnaaw juróomi yoon bi nu ko dàqee fas yéene ko dalloo tey waaye coow li ba léegi mi ngi ci ñu ngi ko ci nemmeeku. waaw c'est normal que coow am parce que dafa ñoo xam ne ba léegi dañoo jàpp ne sentir gu ñu ci seen bopp mooy ñi ñuy woowee les impactés du TER ndax donte nag boo xoolee. ñii di bureau d'information gouvernementale ci seen effort de communication bi nga xam ne ci lañ nekk fan yii yëpp mooy wane nañu ni wala ñu wax ni. ci téeméer yoo jël ci ñu yooyee ay impacté juróom-ñeent fukk ak juróom-benn yu toftal sax wala juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yu ñu toftal juróom-benn ñoom jot nañu
li nga xam ne moom mooy lu jëm ci wàllu ndàmpaay wala fañ leen war a yóbbu di ay sites de recasement am na yoo xamee ne sax tàmbali nañu ko di viabiliser pour ñu dellu fa loolu sax pour man c'est benn lu ndaw la ndax ñiy impacté ci terre bi ak ñi war a am li nga xam ne moom mooy bénéfice bu ay projets yu mel ni train express régional wala BRT loolu peut-être après lañ ci mën a xam dara waaye li ëpp importance tey mooy fexe ndegam li ñu teg nii nañu ne nii benn objectif lañ ci am mooy désengorger Dakar mooy fexe ba lu jëm ci wàllu population Dakar ni mu bëree ak dem beeg dikk bi ni mu xawee tar loolu ñu am benn solution buñ ci indi mais fi ñu toll nii ndegam solution boobu dina taxaw ou pas c'est peut-être dans les mois ou les années à venir lañ ci xam dara BRT fi ñu toll nii tëj na lu bari. waxuma sax terre bi mais BRT fi ñu toll nii am na gox yu bari ci biir Dakar yoo xam ne Grand Médine Grand Yoff et cetera ndox sax duñ ko am ndax ay travaux yoo xam ne mu ngi fa dem beeg dikk bi tey la gën a tar est-ce que terre bi dina doon solution c'est ce qu'on espère parce que waxoon nañ ko fi ci autoroute à péage ni ndegam solution la jàpp naa ni après mujj naa doon solution est-ce que terre bi dina doon solution jàpp naa ni ki am vision wala ñi am vision ne dañu bëgg avancer ci lu jëm ci wàllu ay infrastructure routière wala ferroviaire bu ñu yem ci 36 kilomètres yi ñu teg fukk ak juróom-ñeenti kilomètres Dakar Bamako waxoon nañ ko fi ana fan la projet bi toll wax nañu fii ci désengorger ci lu jëm ci ay yenn dëkk ci lu soxal sous-région bi ngir marchandise ngir nit ngir lu nekk mën fa jàll loolu yëpp bu mu doon benn projet kese boo xam ne tàmbali nañ ko war a maye fukki fan ak juróom yoo xam ne nit ñi dañ ciy dugg ngir xool ndegam baax na am baaxul waaye na am jeexital ci askan wi yëpp. ci jamono jooju xaaj Sénégalais yu bëri ñu ngi am yaakaar ci mu rentable ndax li ñu ko jëndee bari na lool am na sax ñu ne 750 milliards wala 780 milliards ñenn ñi ne nañ ci génnee buñ ci génnee taxes yi mën naa jar lool waaye 1000 milliards wala lu ko ëpp sax terre bi jar na ko. terre bi kañ lay rentable ak fan lay rentable Dakar Diamniadio deful influence bu am solo ci wàllu transport 36 kilomètres. ah c'est 36 kilomètres. 36 kilomètres. amul ñi koy jël bariwul. bu weesoo xëy na li mu bëgg xëy na peut-être déplacer ay liggéeykatam Diamniadio fonctionnaire yi ñu ëpp ci ñoom am nañu oto. donc 1000 milliards pour Sénégal dabaatal ko xam nga nit ñi bañuñu terre surtout boo voyagé dem yenn ci aéroport nga xam ni da ngay gis ay métro ci biir nga gis yeneen dëkk yoo xam dañuy am tramway am seen train yi am TGV. boo sañoon mu avancé mais da ngay dégg modèle bi Birahim wax sànq mel ni Nigéria mel ni Maroc mel ni Tunisie c'est-à-dire que terre bi li ñu ko jëndee Mohamed moo cher. li ñu ci def normalement lu gàtt mënoon naa def Dakar Fatick. wala mu def Dakar Tivaouane wala Dakar Pire au moins. mais Dakar Diamniadio dafa gàtt ci kilométrage par rapport ak li ñu ci def ci wàllu xaalis loolu benn la. ñaareel bi ci des dafa bari loolu cinéma. bi ma déggee sànq victime yi di wax ni dañu bëggoon a manifester mais mujj nañu koo bàyyi après gouverneur yónnee na leen message dañu leen yàqal seen bérébu liggéeyukaay il faut ñu sérieux suñuy propos. bu fekkee dañuy liggéey ñu am benn projet bu mel ni terre daaneel ay kër daaneel ay bérébu liggéeyukaay loolu du préfet buy envoyer ay message pour arrêter nit ñi ñu manifester seen naqar. gis nga bu fekkee li ñuy wax ni dañ leen ko yàqal te wala leen ko jox ci ndàmpaay dëgg la. même bu ñu manifesté wul mais du ñu dem di seetaani ak di tàccu. pourquoi inauguration bi ak tàccu. donc dafa bari ay mbumbaay ak ay folklore ak loo xam ne leerul. nañu bàyyi bu junni ni dee jàmbat ñu xëcc ci fukk wala fukk ak ñeent. defar seen affaire loolu nañ ko bàyyi. nañ nekk guerre collective parce que boo mënee jënd benn machine buy jar junniy milliards. war ngaa mën a jox sa doomi réew yi nekk ay victimes ci projet boobu seen ay ndàmpaay ba coow di jib. donc am na lu ci leerul. kenn bañul terre mais li ci lëndëm ci bëtu Sénégalais yi moo bëri Ouattara bu ñu inauguré 2 fois loolu daanaka amul sax ci àdduna bi 2 fois lañ ko inauguré et Mohamed dañuy wax budget bu ñu jëndee terre mu indi polémique démb ak tey mais waxuma loolu. laajal technicien yépp ci àdduna bi partout dans le monde. ñoom laaj leen bu ngeen demee tey di leen couvrir laaj leen seen terre bi bu fi taxawee ñetti at chaque année ñu sang ko ak avant muy démarrer wat ñaata lañ ci dugalaat ci xaalis non techniquement Ouattara yi bu taxawee benn at bu taxawee benn at pour nga redémarrer waat ko mu daw. c'est coûteux dafa cher donc ñetti at yi mu taxaw Sénégal pour ñu redémarrer waat ko fan yi accélérer ko ci jamono yi veillu élection locale yi
ñaata lañ ci def ci ay milliards ñaata lañ ci def ci xaalis. en fait te ñu ngi ci juróom-benneelu bëccëg bi. waaw kon démb la Casa Sport nag gën a dëggal positionnement am ci lu jëm ci wàllum Ligue 1 bu Sénégal ndaxte démb nag Casa Sport moo daan ñi di waa CNEPS Excellence bu Thiès benn bal ci dara kon waxtu wi nag Casa Sport gannaaw ba mu amulee défaite nag ci championnat bi am na fukki poñ ak ñeent rawee kii di Teungueth FC benn poñ Teungueth FC nag moom démb dafa def nag opération bu am solo foofu ci Guédiawaye FC fekki ko daan ko ñetti bal ci dara Jaraaf mi nga xam ne moo nekk si ñetteelu place bi ak fukki poñ ni ko noonu Linguère bu Saint-Louis ñoom tamit amal nañ taxawaay bu am solo jëm nag ci juróom-benneelu bëccëg bi ndaxte Jaraaf moom dafa daan ñii di waa jàmbaar bu Saly ñaari bal ci dara AS Pikine tamit daanoo ci kanamu Linguère ñaari bal ci benn US Gorée moom tamit nag def déplacement bu am solo sax ndaxte foofu ca Stade Maniang Soumaré dafa fekk ñi di waa Mbour Petite Côte daan leen ñeent ci benn kon US Gorée ñoo nekk si juróomeelu place bi ak juróom-ñeenti poñ yeneen résultats yi nag jàpp ne Dakar Sacré-Cœur tamit am victoire am gu njëkk ci championnat bi ndaxte moom mi la nag dafa daan lanterne rouge bi di Ndiambour bu Louga ñaari bal ci dara jàpp ne tamit Génération Foot moom moo daan ñi di waa AS Douane benn bal ci dara kon juróom-benneelu bëccëg bi nag moom moo am record jëm ci wàllum but ndaxte lu tollook fukk ak juróom-ñaari but jot nañ ko dugal ci boobule juróom-benneelu bëccëg ci Ligue 1 bu Sénégal. te jamono jooju Pamante Ligue 2 moom bouclé nañu itam lu toll ci juróom-benneelu bëccëg ba ni ki tey wala tey lañ koy bouclé. waaw tey la ñu koy ndaxte démb tamit la ñu door lu jëm nag si seen wàllum juróom-benneelu bëccëg kon tey jëlee ci ngoon jongante yu am solo sax dina am bu 16h30 jotee foofu ci stade bu Amadou Barry Oslo FA moo fay dalal ñi di waa jamono bu Fatick ci boobule waxtu Diamaniang Soumaré dinañu am nag Amitié FC ak Walidane stade Alassane Djigo Port Autonome bu Ndakaaru moo fay dalal ñii di waa stade de Mbour bi nga xam ne waxtu wi ñoo nekk ci bopp championnat bi ci Fodé Wade nag Demba Diop ak NGB la di fàttali nag ni Sonacos moom waxtu wi moom tamit moo tolloo ki ay poñ ak ñii di waa stade de Mbour ndaxte Sonacos dafa daan niki démb Thiès FC ñaari bal ci dara Duc moo daan Kër Madior benn bal ci dara même score la ñu nemmeeku ci diggante US Ouakam ak Renaissance bu Ndakaaru. ci jamono jooju Pamante Mbow bi itam violence ci stade yi directeur général bu ONAS moom mi ngi conscientiser. waaw moo ngi nag woo ndaw ñi ñu gën a bàyyi xel nag xeex ak tamit violence bu ñu nemee ko ci stade yi ndax gis na ne li ni mel bokkul ak sport moom mi la nag yële kàddu moo ngi ko yëkkati foofu ca diwaanu Thiès bi nga xam ne ab nag parrain la fa woon jëm ci wàllum final cadet ci seen zone 5B ñu teewlu ko ak Mbaye Tall Xuma kii di Babacar Mbaye Léwu yoo. donc di wax ne rek violence nekk na loo xam ne day yàq mënul defar te nit ki su accepté rek am na loo xam ne dëgg-dëgg dañ koy nawloo ci loolu mooy fair play donc moo xam ne rek li may lancé mooy li nga xam ne chef de l'État mooy moom lay wax toujours ñi nga xam ni képp koo xam ni mooy nit diine nga moom lay prôné mooy lan lépp lu ñu dugg rek surtout ci mbirum sport dafa nekk loo xam ne dafa war a boole mais war a séparé donc violence dafa nekk loo xam ni baaxul ci askan baaxul vraiment foo xam ni ay góor rek ci daje ñi war a foo réewandoo su jeexee ñëpp ñibbi nga xam ni loolu rek la ñu soxla incha allah. mi ngi noonu violence yi moom dafa war a dakk ci stade yi. ci jamono joojee sax Pamante Mbow ca Joal moom ndaw ña fa nekk ña ngay sàkku stade. waaw mooy stade nag omnisport bu Joal waxtu wi nag tolluwaay boobu la stade daanaka daal jégg na ba tax na président mouvement troisième voie bi sàkku rek nag ngir autorités yi gën a nag jublu ci seen stade boobule nga xam ne nag ndaw ñi moom la ñu yaakaar ngir nag amal seen tàggatu kii di Mamadou Ndiaye ñu teewlu ko ak Aline Badara Sonko ni ko noonu ko rajo. ñu ngi demandé autorités yi président de la République Macky Sall le ministre Matar Ba. Le président Augustin de la fédération Senghor mon ami le doyen Mbaye Diouf Dia ak tous les membres de la fédération vraiment xëccoowuñu mais ñu jàppale ñu ci stade bi. stade bi nu mu mel jéggi na dayoo parce que dëkk bu mel nii Joal mu nekk dëkk boo xam ne président Léopold Sédar Senghor fii la fekkee baax fekk ko fi. l'ancien ministre des sports François Bopp dëkk Fadiouth bii nii. lamp amul wanag loolu dafa doy waar. tey ñu nekk en 2021 Joal nekk à 114 kilomètres de Dakar boo demee ci région yi gën a sori ci Sénégal bëgguma leen citer pour bañ leen doyadil mais foofu noonu ba ñuy tudd Joal mu nekk commune en 1966 ba tey jii nii Joal mënul am stade. Aïcha Pamante Mbow ñu dikk ci résultat championnat 19e journée yi ca Angleterre.
waaw daanaka nag stade ci championnat yu bëri ñoo ngi ci trêve bi waaye ci Angleterre ñoo ngi wëyal ak Boxing Day bi naam sax ne am na yenn jongante yi nga xam ne nag dàq nañ ko ndax Covid 19 bi waaye teewul Manchester City moom gën a nag dëggal boppam ci première place bi gannaaw ba mu daanee équipe bi de Leicester juróom-benn ball ci ñett. Arsenal nekk si ñeenteelu place bi am na 35 points ñoom tamit ñoo daan ñii di waa Norwich ñetti kon jàppal ne Tottenham nag moom moo daan Crystal Palace moom Tottenham ñetti ball ci dara la ko daan. si diggante nag Southampton ak West Ham moom mujjee ñàkk ci kanamu Southampton ñett ci ñaar kon Chelsea moom démb nag dafa daan di waa Aston Villa ñetti ball ci benn Chelsea sax waxtu bi moo nekk si ñetteelu place bi ak 41 points kon tey jii nag la ñuy ndar képp lu jëm ci wàllum 19e journée bi 20h Newcastle moo ci dalal ñii di waa Manchester United kon Mohamed Diop fii la ñuy ndar képpee lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. jërëjëf Pamanta Mboup daan ko yaatal ci kanam bu midi jotee ak Birahim Touré waaye itam bu 13h jotee ak. El Hadj Mahmoud député du boobu daal jaajëf. jërëjëf borom jam si di mbokk ñu bi ci ñu bi xët wu mucc soxal.